miroir régional bi yoon dañuy wax ci Malem Niani ma nga toll ci 75 kilomètres fu ñu naan commune bu ñu naan Tambacounda foofee nag mu mel ni maire ba ma ngay wàññi jafe-jafe yi nga xam ne askan wa nga xam ne nag ñoom ñoo fa yeewoo ñu ngi koy jànkonteel bokk na ci lu ñeel wàllu wér-gu-yaram ak itam ñàkk li nga xam ne nag moom moo di piste maanaam xàll yi nga xam ne ñoom ñoo fa war a am ba lépp lu ñeel wàllu dem ak dikk du tàggatémbe benn yoon ñuy sàkku itam daal di leen defal ay doodaan ndax lu ñeel wàllu accident yi doon loo xamante ni dañu koy fàttaliku foofee nga xam ne moom moo di ca Malem Niani naka noonu itam parking woo xamante ni daañ ko jagleel ñi lee di gros porteur nga xam ne boobaak léegi dañ leen di faral di dégg ci ay jee yoo xamante ni ñoom njort nañ ne bu ñu amalee lu ni mel dañ ko mën a moytu bu baax a baax dañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ak suñu ndaw la nga xam ne nag moom moo ñu teewal ca diwaan bu Tambacounda moom Moussa Omar Gueye buñ ci jugee wax itam ci leneen mu ñeel wàllu caada wax ci li nga xam ne moom moo di mécénat d'art lu ni mel itam œuvre pour la recherche gën a càmbat li nga xam ne moom moo di mbir yi ki nga xam ne nag moom moo di Kalidou Kassé moom moo ko rek daal di initier mu doon loo xamante ni dina gën a yombal li nga xam ne moom moo di wàllu gëstu wi lu ni mel itam doon loo xamante ni ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu monde universitaire di ko rafetlu bu baax a baax Ibou Diouf Amadou Ba ci tënk. recherche wala gëstu doon ab pàcc bu am solo lool ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru rawatina fi nga xamante ne mooy IFAN li moo tax artiste bii di Kalidou Kassé baaxe leen ñaari tableau yi. waaw initiative Kalidou Kassé la artiste plasticien moom moo toog ba ci yàgg daal di gis ni IFAN soxla na ay jumtukaay pour gëstu yi nga xam ne nii moom mooy liggéeyam. ñaari tànk laa taxawee ci biir université am ci ñaari ndombo tànk yooyu mu doon loo xam ne dama jàpp ne xëy na mënuma par exemple at bu jot ñu woo ma ci réunion ma ñëw def réunion peut-être 2 heures 3 heures de temps 4 heures de temps après dem dama jàpp ne kon sama njëriñ bëriwul ci li may def moo tax ma xalaat ma ne kat comme maa ngi ci conseil bi nekk aussi ambassadeur nan laay def ba ñu suqaliwaat li nga xam ne mooy koom-koomu ñi may àndal ñi ma ko pour suqali ko nag mooy ma xalaat ne su fekkee ne par exemple budget bi ñu alloué effectivement jot nañ ko ñu ngi ciy def lu ñu ci war a def waaye ba tey am na lu bëri lu des. artiste bi bokk tamit ci conseil d'administration bu IFAN taxawaayam chercheurs yi wala ni nga xamante ne ñooy liggéey ca IFAN di ko rafetlu. ñu def ko ay lithographie ay reproduction yoo xam ne nii dañ koy limité série limitée la yu ñuy jox entreprise yeeg fondation yeeg université yi ak bureau yi ñu jàpp ci ñu séddee leen ko pour IFAN am doole ngir mën a yeesal yeggale mission yi nga xam ne moom lañ ko dénk. moo tax ma xalaat jël ñaari œuvre yi mooy yi nekk nga gis ni intitulé ko maanaam concept bi une œuvre pour la recherche maanaam une œuvre pour la recherche mooy œuvre bi tey dañ ko def ay lithographie mooy œuvre boo xam ne mën nga ko jël def ko ay édition limitée signé waat ko mu authentique nga xam ne tey boo ko defee da nga koy defay mel ne tableau original parce que artiste bi da ko signé waat. ñaari tableau lithographié ngir ñu mën ci ut koppar loolu rek lañ ci jublu mooy gën a dooleel wàllu gëstu fii ci réew mi. waaw dafa mel ni mécénat ñun amuñu culture bu baax te dafa nekk affaire boo xam ne université yu mag yu bari institut de recherche yu bari yoo xam dañuy gëstu ci domaine yu bari dañ koo am mënuñoo xaar lépp ci nguur gi mënuñoo xaar lépp tamit ci université institution yu mel ni IFAN dañoo war a am li ñu naan ay ressources additionnelles yoo xam ne nii mécénat moo leen koy jox. yaakaar ni dafa jot IFAN jóg taxaw wutal boppam ay moyens yoo xam ne da koy dolli ci li mu am ci nguur gi ak ci université. mais ci sunu histoire aar yàgg na illustrer résultat wu recherche aar yàgg na nekk di jokkalante gëstu. loolu nag la ñu jël war ko multiplier jox ko askan wi ba nga xam ne ku ci jënd œuvre valeur 500 000 francs par litho su ñu demee ba su atteindre suñu objectif dinañ am 500 millions boo xam ne tey loolu suñ ko jotee mun na suqali la recherche mun na jàppale waat accompagner encore ñi nga xam ne mooy chercheurs yi nga xam ne ñi ngi sonn di xalaat di gëstu
pour mun ñu prévenir ci yenn maladie yi. taxawaay bi ñu mën a am méngale ko mécénat d'art loole nag ñu ne war nañ ko gën a dooleel fii ci réew mi bu ko defee ñëpp ñuy yëngu ci wàllu recherche dootuñu xaar koppar rek ci kilifa yi waaye dinañ am yeneen anam yoo xam ne dinañ ci mën a jëfandiku ngir lépp lu ñu soxla ci jumtuwaay mën a mattale. jërëjëf Ibou Diouf cant ak ngërëm ñala la ñu des ba tey ci li nga xam ne moom moo di anniversaire uk Youssou Ndour sànq Moxtaala mi ngi ko doon junju nga xam ne tey jile yemook benn fan ci weeru octobre atum 2021 ci lay màggal li nga xam ne moom moo di 62 ans ñu nitam ci suñuy kàddu ñu ci jaar rek di ko ñaanal fan wu gudd bu ànd ak wér gu yaram bu baax a baax naka noonu itam suñu naataango moom kolos daal dinay dikkaat lu néew ci li nga xam ne nag moom moo di jaar-jaaram ñu daal di leen koy digtal ñëwaat ci plateau bi. épisode sur épisode li ma gën a yëm ci moom bokk na ci ki nga xamante ne mooy liggéey ak moom ak ki liggéeyul ak moom daf leen di yemale parce que avant man may nekk ci groupe am respect bu mag la ma jox di fàttali ko rek anecdote yu bari yoo xamante jot nañ ci jaar ci jëmmi jamono muy tëgg cosaan soo ñëwee lu ci ëpp day maye mayo ak casquette méngoo xale yi fa nekk nga xam ne kii ku xam li war a dem fii la nga dem Sorano fekk ko fa mu maye ñetti morceau ndax traditionnel ba macha allah muy def biennale sol lu artiste macha allah ba ci sax événement yi gën a mag muy Bercy nga xamante ne ñun ñu ci bëri Bercy la ñuy xam mais Youssou Ndour mooy koo xamante ne day faral di toj Europe wala États-Unis wala beneen dëkk boo xamante ne sax ñun dañ koy réere mbir te du ko publier moo tax léeg-léeg ma jël benn concert am soirée am teg ko mu yéem ñu bari c'est parce que dañuy foog ne rek la muy tëgg Bercy moom moo nekk bitim réew fekk am na yeneen salle bu ci yàggul rek mooy Côte d'Ivoire bi dafa dem Palais Omnessi def fa soirée bu rëy ñu bëri naan ma lii kañ la ak mbir la boo xamante ne yëguñu ko woon ma ne waaw noonu la parce que chaque fois mi ngi diri walis dem ci aéroport bi jóg dem defi lu am solo ñëwaat moo tax moom Mbaye Dieye Faye damay ñaanal gudd fan ak wér ñu tal fekkee seen njaboot jëriñ leen ci suñu kanam ndax liggéey nañ ko fi kon Youssou Ndour pour wax la rek ci qualité bi du rek chanteur bi mu doon déedéet waaye dafa am beneen qualité boobu bokk na ci respecté doomu aadama yow mi nga xamante ne yaa bëgg a def benn affaire surtout loo xam ne da koo lëkkale ak moom danga ciy nekk léeg-léeg di yox yi mu ñëw fekk la ci teg la ci yoon jox la idée nga daal di dem loolu mu nekk loo xam ne yàlla may na ko macha allah. ci wàllu woy tamit mooy musicien bi nga xamante ne ay woyam mën nga ko fecc lu tax mu mën ko fecc parce que baatam ni muy modulé woo noonu mën nga ànd ak moom ci loolu kantaay yeneen rythme yi da nga naan naa xaar reprise bi ñëw pour ma jóg wala lu ni mel ci qualité kii di Youssou Ndour la. beneen mbir bi mooy ak a mën jamono mooy buñ ne lii ak la tendance bi moo xew ci lay gën a joxe nga bu loowee nii affaire yi ñëpp ne tekk moom mën na ne tekk waaye bala ngaa gën a xam kan mooy Youssou Ndour am benn tendance bu ñuy méngale ci lay wane ne fii ngeen tolloon man dépassé naa ko bu yàgg. moo waral tey bi TikTok xewee Instagram xew ak Facebook ñu bëri ci loolu la ñuy wane seen bopp waaye kii di Youssou Ndour ci jëmmi jamono nga xam ne yooyu yëpp xewul woon ci la doon wane boppam bu baax ndax ku fàttali ko wóoy ak mbaxane bi mu génne woon mu nekk look boo xam ne duñ ko fàtte tey yooyu noonu mu nekk lu spécial loo xam ne benn ci qualité rek ci nga xam te mën naa leen fàttali kan mooy Youssou Ndour li nga xamante ne moom la woy suñ ko dee ñëw bu nekk rek mën nañ ko décortiquer ci temps bu yàgg waaye comme que bisu anniversaire am tey jii nekk le 1er octobre méngoog bés bi nga xamante ne mooy anniversaire dañ koy souhaiter joyeux anniversaire moom ak Mbaye Dieye Faye di ko wax ne ko foofu la fi mu ko jàpp juumul te fi mu ko jàpp foofu noonu rek la ko war a jàpp ndax am na solo moo déyle nag leneen lu nga xam ne xamu leen ko mooy tekk bi ngeen ko déggee ci weer yi passé loolu dafay jeex nee leen ma kañ novembre bii ñu dëgmal
ñu ngi ci tey le 1er octobre dans un mois activité Super Étoile dina démarrer ak Youssou Ndour parce que am na luñ ci xam kon jàpp leen ne mbir mi moom dina gën a neex ndax neexoon na ba pare. Youssou Ndour, son nom, il est né le 1er octobre 1959 à Dakar. Il est auteur, compositeur, interprète, musicien et homme politique sénégalais, roi du mbalax au Sénégal, chanteur africain à la renommée internationale. Il est également patron de presse à partir de 2003 et de la fondation du groupe Futur Média. Youssou Ndour donc ñu di ko ñaanal bu baax a baax suñu borom daal di guddal fanam may ko wér yàggal li nga xam ne moom moo di taxawaayam moom ak nga xam ne moom moo di Mbaye Dièye Faye Chérif. waaw Cheikh Amine encore une fois occasion la ñu souhaiter un joyeux anniversaire à monsieur Youssou Ndour un très grand monsieur panafricain nekk koo xamante ni tey gis nañ taxawaay bi nga xamante ni moom lay taxaw déjà ci àdduna bi sur au-delà de l'artiste day koo xamante ni gis nañ cofeel gi mu am ci Afrique ak Sénégal ba tax na fu nekk mu teewal ko fa ci li nga xamante ni moom lañ ko xamee muy musique bi wante aussi ci wàllu entrepreneuriat bi gis nga ko noonu muy koo xamante ni donc wayam wala carrière am leçon la de vie pour ku nekk koo xamante ni am nga ambition wala bëgg nga nekk si sam réew parce que képp kuy ndaw aussi je pense que royukaay la wane na yoon woo xamante ni à travers gis nga musique am dafay koo xamante ni waaw boobu moom man moom mooy sama son de chevet bi nga xamante ni en 99 la woon à Évry fii parce que am na musique yoo xam boo koy déglu sax da lay parce que fii wàllu liggéey parce que dafa je pense que dina toll foo xamante ni adduna bi lu fi tumuraanke bari na ci ay valeur je pense que am na yoo xam ne boo koy déglu sax dafa lay gën a ñaax fii par exemple da ngay gis nit ñi nit ñàkkee fonk liggéey nit koy soofantelee fii da nga fi boo dégloo par exemple son bi li mu lay xiir dafa baax dafay encourager déjà ci nga am jom waaw ci ndaw je pense que moo tax dama naan man sa gone gu nekk war nga déglu par exemple lii parce que ay baat yoo xamante ni la parole yu am sens yoo xamante ni nit ku ko def di ko jëfee je pense que di nga développer sa dëkk di nga développer sa continent développer déjà adduna bi parce que loolu dafa ñàkk déjà ci lam donc encore une fois li ñu def mooy souhaiter ko un joyeux anniversaire yàlla guddal fanam yàggal taxawaayam parce que doomu aadama la boo xamante ni valeur yi ñu koy gisee lu am solo la surtout jamonoy wax lan nekk kii muy waxu TikTok di wax affaire réseaux sociaux mais monsieur Youssou Ndour lu nekk da koy dégg mais doo ko gis muy tontu et cetera li muy def mooy jëf te je pense que yàlla li ñu naan du fay wax di bàyyi jëf te je pense que loolu daf ci am solo encore une fois souhaité ko joyeux anniversaire yàlla yàgg taxawaayam Mbaye Dièye Faye également nekk son jumeau au niveau de Super Étoile moom it yàlla na ko yàlla may fan bu gudd ak wér. Cheikh Tidiane. waaw bon comme ni ko Chérif waxee rek je pense qu'il a tout dit man je retiendrai l'artiste international parce que am na clip bu ñuy wone ci élément colosse bi muy 7 seconds bi muy clip boo xamee ni ça fait plus de 116 millions de vues sur YouTube te soo demee ci commentaire yi ngay soo duggee ci commentaire y en a plus de 22 000 ci suufu clip boobu soo duggee YouTube mais nationalité àdduna bi yëpp ngay gis ñuy commenter ci langue bu nekk te à chaque fois soo traduire tu da ngay gis ay nit ñuy donc ba léegi suñuy déglu woy bi day daw seen yaram am na ñoo xamee ni bu muy kii sax juddooguñu dañ ci yem mais woy bi da leen subjuguer et je pense que ça c'est une grande partie quand même de la carrière de Youssou Ndour ci international bi beneen pàcc bi mooy lui et son groupe parce que soo xoolee en général c'est extrêmement difficile nga gis ku cheminer ak les mêmes personnes pendant 30 ans 40 ans ça c'est une prouesse parce que gis nañ fi groupe Sénégal yi fii nu muy demee quelque temps mu tas ñeneen dem mais soo xoolee Super Étoile depuis ba ñu nekkee xale ba léegi piliers yi c'est les mêmes et ils sont toujours là il y a eu un moment boo xamee ne amoon na quelques ñu xaw a kii mooy période bi mu duggee en politique tout ça mais taxul ni ba il a su remobiliser tout le monde et je pense que ça c'est une grande force aussi c'est un des secrets de sa réussite. Mortala. Oui gars yi wax nañ ko ba pare je pense tout est dit vraiment di ko souhaiter joyeux anniversaire
di ko ñaanal voilà yàgg fi ànd ak wér et puis voilà qu'il continue de guider un peu d'inspirer des gens parce que quand même artiste également loolu mooy beneen dimension buy réer nit ñi am na ñoo xam ni seen disons talent d'artiste da leen di may ils sont même des sources d'inspiration donc voilà ñaanal ko yàlla mu dëgëral ko rek guddal ko fan ñaan yàlla suñu borom dëgëral ko mu doon koo xam ne doomu aadama liggéey moo ko mën a joxe nga gone yi di déglu way wi ak Ndakaaru waaw Ndakaaru aussi fi mu naan arène bu mag bi moo di àdduna non je pense que non c'est important fi mu naan arène bu mag bi mooy àdduna bi ko ko bëgg a tekki da nga loolu lépp ça encourage quoi je pense qu'il faut écouter surtout ça vieux bi moom mosal ñu ci tuuti gone yi waaw ñu déglu ko ñun dañ ko déglu tuuti kon vieux ayca yokk ko tuuti rek wallaay woy na fi lu ne woy na lépp daanaka lépp luy yeete rek lépp loo xamante ni ndaw ñi war nañ ci mën a sukkandiku ngir daal di dëggal jubal li nga xam ne moom moo di seen ak dundin moom Youssou Ndour daanaka woy na lépp. bon woy na lépp comme ni nga ko waxee au-delà de waykat bi aussi bon ñun suñ kilifa la fii nekk suñ patron je pense que nekk na patron boo xamante ne je pense que ku nekk boo sañoon am patron bu mel nii moment ci yërmande gi mais aussi koo xamante ni bu loo joxee confiance wala daf lay bàyyi nga liggéey doo gis muy interférer sa liggéey waaw wala nga koy dégg sax et cetera et je pense que yooyu am solo la encore une fois Cheikh li ñu def rek mooy ñu ñaanal ko yàlla fan wu gudd wér gi yaram mu yàgg fii lool ci réew mi et puis lépp loo xamante ni am na ko ci mébét yàlla mooy ko mu eggali ko un clin d'œil également à son jumeau Mbaye Dieye Faye clin d'œil à son jumeau Mbaye Dieye Faye gis ngeen leen ñoom ñaar boobaak léegi ñuy ànd ku toll ni Youssou Ndour ci àdduna wërngal këpp mu mel ni nag turam dugg ci taarix waaye tam mu rafetal bu baax a baax li nga xam ne moom moo di nekkinam boobaak léegi du ñu ko dégg ci loo xamante ni dara la loo xamante ne boo ko déggee di nga ko ci xeeb ak yeneen yu ni xeetoo ñuy ñaan suñu borom bàyyi ko ak xelam yàggal ko dëgëral ko ba li nga xam ne mbébét la mu am ko fii ci réew bu Sénégal mu daal di koy sottal lu toll ni groupe Futurs Médias mu daal di koy taxawal ak yeneen yoo xamante ni donc mi ngi koy taxawal fii ci réew mi ngir ndaw ñi mën a am ci loo xamante ni donc dañu ci jàpp c'est pas évident et que leçon la boo xamante ni ku ci nekk rek boo xoolee ci moom di nga war a mën a defal sa àdduna ba ci ay waayam ak jëfalinam doxalinam ak fi nga xam ne foofu la réew mi toll kenn du ko dégg ci dara loo xamante ni voilà donc ñu des ba tey ci tolluwaay jamono xam ngeen ne Facebook TikTok wala boog Twitter li nga xam ne moom moo di Google ñu daal di jël ay matuwaay yenn ci ay dëkk fu ci mel ni Chine foofee nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di mineurs yi dañ leen jagleel ci lu toll ci 40 minutes ngir rek ñu daal di koy am ci li nga xam ne nag moom moo di xarale yu yees yi bokk na ci gën a càmm wala bokk fekk li nga xam ne moom moo di seen ak ëllëg ba duñ ci am lépp loo xamante ni dañu koy réccu ëllëg laaj yi nga xam ne mënees na koo samp bari na moom Mountaga Cissé formateur la daal na ci dikk ak i tontu ginnaaw ab janoom ak Mamadou Ndiaye.